الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمد الذي وعد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد فأدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الغمة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ورضي الله عن الصحابة أجمعين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد نيجي سانت بروم بي سبحانه وتعالى دي julli di sëlmal ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala ali
mu mel ne mbokk jullit yi màggal bi mi ngi dëgmal mu nekk occasion am jàngat yuñ ci war a jële mu mel ne dañuy wërale xutba bi ci ay laaj yoo xam ne day jëm ci màggal bi bu ko defee laaj yooyu dinañu jëral ay xalaat ak ay taxawaay bu ci njëkk mooy lan mooy taarifu màggal bi définition màggal bi lan la nuñ ko war a xamlee nuñ ko war a déggee ndax léeg-léeg tur dina dem ba nit ñi mujj di jaamu tur ba tur ba mujj réer ba sax mujj am maanaa yoo xam ni du maanaa bi mu amoon ci cosaan wala maanaa bi wér bi mu am moo tax boroom xam-xam yi ci seen téere yi toujours dañ doon def benn tomb bu ñu tuddee taarif définition pour que ñu xam ne lii la ñuy wax su ko defee nag du koo dajal rek mu ne la màggal mooy lii rek nga ànd ceeg moom déedéet il faut mu wóor la ni mu ko taarifee ni mu ko xamlee noonu la wéree ak tamit nga xam ni Cheikh Ahmad Bamba rahimahullah wa ardah moom ci boppam loolu la jublu woon ci maana màggal danañ ci ñëw su ko defee mbokk jullit yi li ñu jotoo gëstu waxtaan ko ak ñi nga xam ni xam nañ bu baax yoonu murit ak bindu Serigne Touba rahimahullah warda dañuy wax ne donte woon tradition orale la nekkul lu ñu gis ci ay téere mu bind ko tradition orale la bu jokkalante bi nga xamee ni Serigne Touba dellu si na jóge ci niñ koy faral di waxee tamit jóge ci géej gi loolu tamit waxin la mais loolu du jubluwaay waxtaan jubluwaay xutba bi Serigne Touba rahimahullah warda wax ne dama bëgg ku nekk fu mu mën a nekk jullit bu ne fu mu mën a ne bàyyi xel bu baax loolu ma la wax jullit bu ne fu mu mën a ne na ànd ak man gunge ma ci sant sunu borom subhanahu wa taala ci xéewal bi ma defal noon bi jëlee ma fii yóbbu ma fa ma yóbbu ma dellu si waat fii nekk ci liggéey ba ma nekkoon mooy liggéey lislaam danañ ci ñëwaat kon lii mooy définition de base màggal bi suñu fàttee lii rek commencé xuus ba dugg ci yoo xam ni seytaane foofu lay laxasu di ñu yóbbu ba ñu mujj bàyyi maanaa bu njëkk bi ak jubluwaay war dañu def attention bu baax ba attaché wu ci sens initial bi sens original danañ ci ñëw pour wane ni seytaane bokk na fi mu yàqee mooy loo xam ni cosaan bi lu wér la lu baax la mu dugal ci ay mbir yoo xam ni day fàtteloo cosaan boobu ba yóbbuñu ci leneen loo xam ni safaan lay doon ñu askanal ko ka ko wax wala ka ko bind wala ka ko woote waxuma la sax ay ulama waxuma la sax ay mujaddidun ak ñu ni mel wala sax ay yonent sax loolu dal na leen bu ci xajee danañ ci joxe misaal su ko defee kon Serigne Touba loolu la wax fu waay nekk jullit fu mu mën a nekk na ànd ak man ci sant borom bi subhanahu wa taala jàngale bu njëkk bi mooy Serigne Touba yàlla la jublu yàlla la wax nañu ànd ak moom sant ko kon koo xam ni leneen ngay wax nekkatoo ci Serigne Touba wax ñu def ko sant yàlla subhanahu wa taala kon màggal bi ñu tuddee màggal ci wolof kon boo ko delloo ci terminologie l'islam mën nga ne mooy sukkur léegi nag soo nangoo ni mooy sukkur kon nga atte ko atte sukkur ci l'islam doo am jafe-jafe mais soo jàppee kàddu bi rek lëmës ci lu la neex dem seytaane ndax la fu ne mu dugal lëf kon màggal mooy sukkur nag lan mooy atteem ci l'islam parce que sëñ Tuubaa ba mu waxee ngeen ànd ak man màggal am na mag ñu àndoon ak moom ci gëstu bi ma def ak ñi ma ci waxtaanal dañu ne am na mag ñu toogoon ak moom dañu ne kon ñu tabaskiwaat moo ne leen bu kenn waxaat fi tabaskiwaat tabaski benn la tudde leen ko neneen ba màggal mujj génn nekk tur kon sëñ Tuubaa ci boppam mi ngi am benn attachement
bu wér ci ne bugguma ngeen jaawale wàccuwaay yi tabaski la ak wàccuwaayam lii nag sama yëfu bopp la am na fu yàlla jaar ak man ma bëgg ko cee sant bu leen jàpp ne da ngeen di tabaskiwaat ci lañ ko tuddee màggal. kon sëñ Tuubaa moom nekkul woon koo xam ni day jaxase ay kàddu ay wax lu nekk comme léegi nu mu xewee ci ñu bëri ci doomu aadama yi lu ne ñu wax askanal sëñ Tuubaa lu ne ñu wax mais dama ne la loolu du rek sëriñ Tuubaa nit ñu baax ñëpp ba ci yonent yi suñ ko fàttewul dinañ ci joxe misaal. kon dès le départ sëñ Tuubaa mi ngi tënku ci sunna ci alquran bu leen jaxase lu bokkul tabaski la màggal la kon màggal sukkur la ni nga xamee ni nit ñu baax ñëpp dañuy sukkur borom bi subhanahu wa taala yonent yi awliyaa yi ñu ragal yàlla xam nañ luy sukkur dañ koy jëfandikoo danañ ci ñëw kon sëñ Tuubaa loolu mu def dafa toppaat rek yoonu ñi xam diine doon dundu diine mooy jëfandikoo sukkur boobu jëlal rek misaalu yonent yàlla Moussa waaye yonent yëpp dañ ko doon jëfandikoo bi nga xamee ni borom subhanahu wa taala defal na ko xéewalu mu mucc mook ñi ko topp ci banu Israël ci Misr ba mu jéggee dafa woor bis boobu def ci sukkur sant ci borom bi subhanahu wa taala moo tax waa banu Israël Madina bi fa yenn sasam ñëwee ci gàddaay gi laaj leen lu tax ngeen di woor Ashura ñu ne ko yàlla moo ñu muccaloon ci Firawna Moussa woor ko ñu koy woor boobu ba tey saw mu sukkur la woon kon am benn xéwal nga sukkur ci am na cosaan ci lislaam mën na nekk nag ay melokaan yu bëri mën nga am benn diplôme léegi benn examen boo xam ne yàgg nga ko def mu jafe nga def ko réussir wala jékki-jékki xéewal bett la nga ndóol loolu am benn mandat bu ñëw wala benn chèque wala ñu wax la nouvelle bu neex boo xam ni yow la concerné wala sax mu concerné keneen nga sujjóot def sukkur loolu yenn saa doon na ko def que loolu am na cosaan ci lislaam ci xéewal bu la dikkee wala nga mucc ci jafe-jafe su ko defee nag comme nag màggal mooy sukkur bu ñu dàkkee rek ci loolu bu ñu ci d'accord ku ci d'accordul tamit boo nee màggal leneen la da nga ñuy expliquer kon ban cosaan nga koy jox ci lislaam soo ko mënul expliquer nag mieux vaut nga bañ a bëri ay werante parce que Sëriñ Tuubaa ci alquran lay waxee ci sunna lay waxee su ko defee alquran nag léegi lan la ñu wax ci sukkur am luñ ci barkeelu rek li ñëw ci sukkur ci alquran kenn xamul nu mu toll ci ay ayat uskuruni askurkum washkuru li wala takfurun alquran mi ngi koy wax suratul baqara dee leen ma fàttaliku di ma tudd ma leen ni fàttaliku xoola waxin la rek yàlla mel ne dafay fàtte suñ ko fàttaliku mu doog a fàttaliku waxin la du fàtte dara mais moo ko bëggee noonu washkuru li wala takfurun ngeen may sant di ma sukkur te bañ maa ñàkk sukkur wala takfurun bi ngeen bàyyi ci xel takfurun bi kufru bi jubluwuñ ci kufru weddi yàlla kufur bi luñ ci jublu mooy kufur bi nga xam ni mooy ñàkk sant yàlla ci xéewal yim la defal wala takfurun bi loolu nañ koy firee ci alquran toujours ma attiré seen attention fii ci terme alquran yi ak firi bi ci yeneen làkk yi parce que lii soo ko firee ci France rek nga ne way mentionnez mon nom remerciez-moi mais il ne faut pas nier mon existence ndax kufur bi ci nekk traduction bi baaxul kufr bi mooy kufr xéewal yi la yàlla defal nga bañ ko ci sant ni mu ko waxee feneen wa in tauddu nicmatallahi la tuhsuha inna al insana la zalumun kafaar boobu bokk la kufr weddi yàlla mais xéewal yi yàlla di sëmbërtal ci doomu aadama bi saa su ne ci lu feeñ ak lu nëbbu ba pare saa su ne mi ngi plaindre aw ma lii yàlla ne ko yow zalum nga kafaar nga kon foofu kufr boobu loolu la jublu ñàkk delloo yàlla njukkal ñàkk ko sant ci ay xéewal alquran ne wa kulu mimma razaqakumullah halalan tayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun aaya bi wane ne kon sukkur ci biir ibaada la bokk washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun kon bu fekkee ni yàlla ngeen di jaamu sant leen ko ci ay xéwalam kon sukkur dugg na ci biir ibaada comme ni ko aaya bi waxee ak yeneen aaya dul jeex du xaaj kon sukkur benn wàll la ci biir ibaada benn dimension la ci biir
l'adoration en islam. Et shukr mbokk bi shukr borom subhanahu wa taala wax naa la léegi ne sant nañu ko kon c'est un commandement divin yàlla moo ñu sant ñu shukr ba pare daal di xub ku ko shukrul la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la shadid kon du neex def neex bàyyi waaye borom bi moo ne su ngeen bëggee nekk jullit da ngeen ci boole di ma shukr su ngeen ma deful shukr mere naa leen ci loolu waaye itam shukr mën nga wax ni c'est une vertu des prophètes taxawaay yonent yi la yonent yëpp dañ doon jëfandikoo shukr yonent yàlla Ibrahima alayhi salaatu wasalaam xoolal alquran li muy wax ci moom ci ay sifaatam ay melokaanam dafa bari waaye boole na ci shakiran li an'ami bokkoon na nekkoon na koo xam ni dégg nga saa su ne mi ngi sant borom bi ci xéwal yi mu koy xéwalal noonu yonent yàlla Suleymaan alayhi salaatu wasalaam rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tardah yow sa borom dimbali ma ci ma lay sant ci xéwal yi may defal te defal ko sama ñaari waajur xam nga ni Daawuda mooy baayam te it ma toftal ci wane dëgg boobu ci li ma lay sant may jëf-jëf yu rafet yoo gërëm moo tax boroom xam-xam wax ne sukkur dëgg day ànd ak jëf bu yàlla nangu maanaam day ànd ak jaamu yàlla loolu tam danañ ci ñëw kon sukkur gis nga ni mu mel ci alquran yeneen bi alayhi salaatu wasalaam wala ali dundam yëpp sukkur la parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu yonent mënoon moo la ko gën a matle moom bi alquran waxee ci moom baal nañ ko bàkkaaram yi jiitu ak yi ñëwagul terewu ko muy gën a jaamu yàlla ba tànk yi di neewi sunu yaay Aysa ñeewental ko yërëm ko ne ko yow ak li alquran wax ci yow terewul ngay konde nii rek xanaa doo jéem a kii rek seet na koy booye fa lay tuuti rek yenn sa salam tontu ko afala akunu abdan shakura loolu sax nag mooy tax ma bëgg a sant yàlla di ko gën a jaamu kon xoolal ku lay expliquer te expliquer wu leen ni Serigne Touba bu waxee shukr màggal lañ ca war a jëlee mooy gën a jaamu yàlla kooku mi ngi ci erreur parce que yenn bi sallam xéewalu ñu ne ko faxas nañ la ko set wecc ci say bàkkaar xéewal boobu yeneen sallam nan la ko tontoo gën a jaamu yàlla ci gi gën a metti ci bànneexu bakkan mooy naafila guddi mu koy def ba tànk yi di neewi mu ne afala akunu abdan shakura kon koo xam ne da nga ne comprendre nga sëñ Touba li mu woote ci shukr nekk ci la neex bu ñu waxee nga ne est-ce que sëriñ Touba comprendre en réalité kon shukr bi dëgg mooy lan mooy gën a jaamu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam leçon boobu la joxe te sëriñ Touba foofu lay waxee et prouvé na ko sax d'ailleurs prouvé na ko bi mu dellu see gis nañ li mu def bi mu dellu see jóge ci géej gi ni ñu koy waxee ci lan la nekkoon jàngale bi yaraate bi ak lu ni mel loolu rek lañ ko xamee ba nu muy génnee àddina tubaab yi tëj ko diggante Louga Diourbel yëpp pourquoi mais parce que xam nañ ni identité musulmane bi muy incarné mi ngi ci moom ba tey moo tax ñu def ko résidence surveillée di compter je crois loi bi lu mu waxoon 5 personnes la amoon droit de visite 5 personnes pas plus de 5 personnes pour ñu ko mën a seet tere ko mu dem Touba tere ko muy julli fekk mbooloo bu bëri topp ko ak yu ne yu bëree bëri pourquoi parce que xam nañ ni kii ma nga ca la mu nekkoon kon mbokk yi mi ngi noonu su ko defee borom bi subhanahu wa taala wax nag bu ngeen sante ma dolli leen xéwal lañu shakartum la azidannakum waaye tamit su ngeen nekkee ñoo xam ni da ngeen ñàkk njukkal borom bi subhanahu wa taala ñàkk ko sant xéwal bu ñëw ngeen foog ne da ngeen ko yeyoo ngeen foog ne da ngeen ko yeyoo bañ cee gis borom bi subhanahu wa taala boobu nag la wax la in kafartum inna adabi la shadid dinaa ko jëflanteeg yéen nag bu boobaa moo tax xadis kursi bi wax inni wal jinn wal ins fii naba'in azim yàlla di wax man ak jinne yi ak nit ñi dañ dem tribunal gën a garaaw correctionnel yi ak nangam naa nga xam ne suñ ko waxee ñun ñëpp suñ fit rëcc te fii rek la yem ci àdduna bi doo nga ay nit doo nga fi atte mais kuñ ne dañ la fa yóbbu moom nga am problème borom bi nag man dinaa dem ak yéen foo xam ni foog ñu atte yëf yi mel ne dañ ko laaj lu tax mu ne axluqu wa yu'badu ghayri
arzuqu wa yushkaru si waay dama bind ñuy jaamu ko dul man ak leneen lu dul man may wërsëgalaate ñuy sant keneen ak leneen lu dul man mu ne loolu foog ma woo jinne ak nit ñu expliquer ma fu ñu teg loolu dana metti de parce que loolu nuñ koy layee kon mi ngi noonu su ko defee nag waxoon naa la sànq ne kon bañ a sant borom bi subhanahu wa taala ci ay xéwalam day indi meru borom bi subhanahu wa taala mu mel ni kon nag shukr boobu ci lan lañ koy appliquer ak ci kan la war a jëm kan moo ko yeewu ñu ngi koy appliquer ci xéewal yi nga xam ni borom subhanahu wa taala mi ñu koy defal xéewal yi nag mën nga wax ni ñaari catégorie la génnul ñaar xéewal yi nga xam ne mën nañ ko tuddee xéewal matériel yoo xam ni dund àddina bi daal ci la aju lekk naan col ka kër bu baax njaboot ak yooyu poste bu baax fii nangam ak nangam yooyu yëpp lu ciy jëriñ doomu aadama rek day dugg ci xéewal yooyu ci neema yooyu nga xam ni doomu aadama yi dañ koy soxla ñëpp bëgg ko amul kenn ku leen bañ yooyu xéewal moo tax itam dagal nañ beneen façon xéewal bi nag mooy xéewal spirituel bi li jëm ci wàllu diine kon nag boobu nag mooy bi gën a am doole wala boog en tout cas mooy bi ëpp doole ci jullit bi xam l'islam al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina waaw ni'matul islam wa kafa biha ni'am léegi nag xéewal bi ëpp nag bienfait bi gën a ëpp nag gën a tedd nag pour jullit mooy l'islam parce que lekkal fii lu nekk jus bu nekk naan ko orange bu nekk lekk ko xawma lan kër gu nekk dëkk fa yooyu fu muy mujjee boo ñàkkee diine nag fooy mujjee yàlla na ci yàlla musal kon jeex na tableau bi leer na moo tax wax nañ ni borom xam-xam yi doon nañ xutba atabnuuna ma la taskunuun wa tajma'uuna ma la ta'kuluun mbaadu da ngeen di dajale loo xam ni du ngeen ko lekk ba mu jeex di tabax ay kër yoo xam ne du ngeen ko dëkkee ba faw aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril mu'minin الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين ممن لكن بقي وخنا لكن شكر تي ñaari façon ni'ma yoyu su ko defé Serigne Touba kon mom ci lan la sante borom subhanahu wa ta'ala ci ay bienfaits spirituels bien entendu hein mais Serigne Touba santul yàlla parce que dafa bëri gerte buñ ko doon jox wala xawma xeetu ñam wala ay xeetu naan nit yooyu dañoo sewoon ruuj duñu doon daan presque lekk dañu ne benn waaye dafa dem seeti benn nitu yàlla bu mag mu fekk ñi ko doon seet si tamit ñuy xewlu bu am solo daal waa kooku xanaa duñu dimbale ci moom waa jàkka ji ñu nekk ci jàkka ji waa ndànk rek ngeen naxanteeg moom xam naa waaw ñu naxante moom rek ne ko mu baal ñu ba ñu xutba ba pare nga baal ñu rek sëriñ bi waaw su ko defee mu ñëw di seet si nitu yàlla fekk fa ñeneen ñuy xewlu mu gis xewlu muy xewlu bu am solo mu dal ne waaw bu fekkee ñii ñoo mën a xewloo lii kon nitu yàlla bi ci boppam moom lan lay xewloo moom kon moom lu doy waar la war a xewloo mu xeebloo ñu ne ko sëñ bi jegee si mu ne baax na mu gedd loolu di xar ñu ne ko kon de ki ngay seet moom bu ci kanamee bu féexee rek dañ la dugal nitu yàlla bi ne ànd ak moo doon seet ñu ne ngi ne dugg si mu dugg si bi mu dugg see rek mu ne indil leen ma sama reer ñu indil ko waa ji nitu yàlla bi mu ubbee bopp benn bool bu ndaw déjà loolu découragé na ko benn bool bu ndaw wala sumpul bu ñu wowal xolli ko def ko ci ndox ba mu tooy bàyyi ko ba mu wow def ci tuuti xorom nitu yàlla boobu loolu la doon reere pour mën a naafile guddi moom mu ñàkk xéewal bale ba pare mujj tombe ci reer bu mel noonu daf ci mujj mos rek daal di découragé kon Serigne Touba ñoom ñëpp yu mel noonu lañ doon lekk ak yi doon am ci jamono yooyu nga xam ni amul woon yi ñuy noosee léegi ñun nii amul woon kon Serigne Touba ci ni'matul islam la shukré borom bi subhanahu wa taala li ko yàlla defal
mu nekk ci l'islam noon bi fekk ko ci l'islam identifier ko comme quelqu'un qui incarne le projet de l'islam Serigne Touba ci loolu la sant yàlla noon bi jëlew ko ci loolu processus boobu la Serigne Touba sant yàlla processus boobu la Serigne Touba wax na ngeen ma màggalal yàlla processus boobu dañ ko fekk mu représenter l'identité musulmane ceddo yi nekk nii bëgg nguuru àddina tubaab bi di jëflante ak ñoom ñii ñu faat leen ñii ñu génn leen réew mi ñii ñu nax leen jox leen tuuti suuf le temps que ñu jàpp ci loolu ñu dóor keneen ñëw fekk leen fa ceddo yi ñoom loolu loon pourquoi ay pouvoiristes rek lañ woon pouvoir ci àddina dong lañ bëggoon tubaab bi leen nax noonu mais maasu ñoom Serigne Touba bi ñoom Alaaji Malik ak ñeneen mais ñoom tubaab bi dafa xam ni ñii dépassé nañu les bienfaits matériels identité musulmane la ñuy représenté ñoom àllaaxira lañ sóoraale Serigne Touba ne autorité yàlla kese laa reconnaître ci ubudiya kese laa nekk jaamu yàlla laa abdullah ci lan laa nekk xidma li diinil islam ci loolu rek laa nekk may xaadimu rasul mais ñetti fonction yooyu moo leen lëjël ñetti fonction yooyu moo lëjël tubaab bi ci Serigne Touba ubudiya bi yàlla rek laay jaamu inil hukmu illa lillah autorité yàlla rek laa reconnaître ak lan man may xaadimu rasul je suis au service du prophète c'est-à-dire de quoi mais mbokk yi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam lan lañ ko xamal lu dul l'islam lan ngeen ko xamal yéen lu dul l'islam est-ce que xamal ngeen ko leen lu dul l'islam Sëñ Touba su ne maay xaadimu rasul ka mooy lan xidma ci l'islam kon Serigne Touba neexma boobu la wax moo tax Serigne Touba yemul rek ci li gënoon a ànd ak li ñu miin xel gën ko nangu mooy bu mu demee ba dellu siwaat mu ne léegi maa ngi sant yàlla li mu ma muccal ci noonu yi boobaa dañu naan jafe-jafe bi la mucc di sant yàlla ndax féex na léegi mu ne non man processus bi yëpp lay sant yàlla dañ maa fekkoon ma nekk ci toolu l'islam ñu jàpp ma fa tooñ ma taxul ma yokkat ñu yóbbu ma fa ma dem tamit ma continuer di liggéeyal l'islam ca na ma ko mënee di bind di naafile di defaraat sama bakkan ñu delloo si ma continuer sama liggéeyu l'islam loolu la Serigne Touba wax na ngeen ma jàppale màggalal ma yàlla ci loolu je pense que c'est clair en tout cas compréhension bi laa ci am te yaakaar naa tamit wax dëgg yàlla boo seetee compréhension bi mooy dëppoo ak projet l'islam bi Serigne Touba nekkoon ak alquran bi Serigne Touba doon waxee ak sunna bi Serigne Touba doon waxee yeneen yëpp nag ay mbir la rek su ko defee loolu mooy mbir mi kon lan la Serigne Touba wax ñu màggal ko mooy liggéey l'islam bi ko yàlla may mu nekk ci ñu fekk ko ci tooñ ko ci jaay ko ci doole waaye mu nekkat ci ba faatu ci su ko defee nag ku xam loolu nga xam ne kon Serigne Touba loolu la joxoñ maa ngi sant yàlla ndax lim ma def jullit l'islam jaral ma lim ma jaral loolu mooy objectif bi malheureusement am na ñu comprendre Sëñ Touba joxoñ foofu ñoom ñu joxoñ jëmmu Serigne Touba ci boppam est-ce que Serigne Touba mi ngi joxoñ nekk leen ci l'islam mu jaral leen lu ne bu ngeen faatoo ci loolu yàlla gërëm leen ñu bàyyi loolu joxoñ jëmmu Serigne Touba foofu la confusion bi ñëwee yenn saa yi confusion bi foofu lay ñëwee te loolu nee naa la du rek ci wàllu Serigne Touba def nañ ko ay yonent def nañ ko ñëpp Isa ibn Maryam xoolal li mu jàngale yëpp bi mu génnee ñu ne waaw comme mënoon na lii comme doon na raay ku am feebar bi nga wér comme doon na lii comme ñu ne kon ba ne doomu yàlla la yàlla ne ko yaa wax loolu nit ñi ak sa yaay yaa wax nit ñi jàppale mu ne subhanallah mu ne yàlla man de xam nga li ma leen wax jaamu leen seen borom man mi tam mooy sama borom bàyyiwuñu kenn kon loolu toujours dafa am ci jamono kon bul yaakaar ni benn phénomène bu spécifique la ci wàllu Serigne Touba loolu mooy indi xat-xat bi ak analyse yu cloisonné yooyu di indi ay problème mais phénomène la boo xam nit moo mel noonu nit moo gaaw a xaabaabal ak yéemu ak jaxase loolu la mais nag ku jaxaseel moom li mu wax tooñ nga ko parce que moom objectif bi mu fixé ni lii laay sante yàlla nga détourné objectif bi tooñ nga ko comme ñi nga xam ne tamit Isa jóge na fi ñu ne ñoom Isa doomu yàlla phénomène boobu la ñu war a comprendre soo ko defee boo dajee kuy wax loolu nga ne ko non attention est-ce que comprendre nga philosophie Serigne Touba bu ko jaralee mu sànni sajadam ci géej julli lu mu la joxoñ julli la la joxoñ daf la bëgg a wax ne man pour rien au monde ma faat waxtu jaral na ma sax ma lab ci géej parce que Serigne Touba su ko wóoroon ni bu sànnee tappeem ci géej gi day lab kon mën naa am du ko sànni mais daf ko sànni wóolu ci yàlla ne ko loo def muy noonu
léegi na nga gis koo xam ne moom day faat waxtu ba pare boo xam ne est-ce que Serigne Touba sànni na tapis bi ci géej gi est-ce que comprendre na philosophie bi déedéet comprendre lu fi Serigne Touba joxoñ comprendre ko loolu il faut borom xam-xam yi wax ko clarifier ko mu leer il faut pas que ay petits groupes là yoo xam ne daal ñoom ñu nangam ñu di yóbbu fitu nit ñi nangam ba léegi borom xam-xam yi du ñu leeral yooyu nga xam ne moo am solo dëgg la philosophie même de ces illustres personnages clarifier ko nit ñi ñu bañ a bàyyi le populisme l'emporter sur la vraie signification le vrai sens du combat spirituel de nos illustres ancêtres ñu mel ne Serigne Touba ñu mel ne El Hadj Malick ak ñu ni mel c'est un combat important parce que dafa am ñu nekk ci wet bi di def leneen di wax leneen di xëcc jëme feneen te jarul xeex jarul xuloo jarul fitna wax bu leer rek argument yow comprendre nga Serigne Touba expliqué ma fan la ko wax fan la ko bind expliqué ma loolu jarul génne ay yet jarul xeex jarul fitna xanaa du yàlla la ñuy waxtaane xanaa du l'islam la ñuy waxtaane yàlla man dama koy wut nga koy wut l'islam ma bëgg a nekk julli nga bëgg a nekk julli loolu dafa jar doonante ay yet nañu waxtaan rek jéem ma convaincre que ne man comprendre ma par exemple li ma wax nii bu dee erreur la bu ñu paree képp koo xam ne mën nga ma ci dimbali nga ñëw ñu waxtaan nga ne ma juum nga fii lii la wax ñu waxtaan ci kon nag noonu la su ko defee kon ñu xamee ko noonu kon nag léegi lu ñu war a jëlee ñun lañ moo war a nekk suñu digganteeg Serigne Touba mooy comprendre projet islamique bi mu nekkoon tubaab bi yaa ngi nii ceddo yaa ngi nii mu nekk une voie boo xam ni juste milieu bi l'islam bëgg mu nekk fa yombul de ku yaakaar ne yomb na da fekk nga toog fii julli ba pare jumaa dem lekk sa ceeb wala naañ sa ataaya bu la neexee nga ne non waaw jamono jooju tubaab yi nekk fi yore seen kano di wër nitu diine yi ceddo yi taxaw fee ñoom tamit di rey sëriñ seeg yooyu mais jamono jooju ku gëmul yàlla tigi doo tudd l'islam ñaata lañ fàtte ay sëriñ ay nitu diine kon sidq rek dëggu ak engagement moo mënoon may Serigne Touba mu taxaw fi mu taxaw ak ñi taxaw bi mu taxaw ñi ko taxawoon ñëpp ci réew su ko defee nag kon li war suñu diggante ak Serigne Touba mooy inspiré wu jël ko comme exemple ñun tam l'islam jaral ñu lam ñu war a jaral attention ñu adapté ko les nouveaux défis léegi suñu jamono ñun lan moo fi nekk loo xam ne dañ ko war a liggéeyal l'islam te liggéeyuñ ko wala nañ ko liggéeyee du noonu lan moo fi nekk nar fee samp ci réew mi te Serigne Touba bëggul woon loolu samp fi fan lañ ci toll ñun pour man loolu mooy inspiré wu ki Serigne Touba mais c'est pas nekk fi naaw est-ce que Serigne Touba te buñ la xoolee gis ne vraiment sa contribution ci l'islam laisse à désirer kon nañ ko seetaat bu baax waxuma ñëpp nag am na ci ñu dëggu ñoo xam ni ñu ngi ci liñ nekk mais dañu war a nekk ci yoon boobu dañu ne benn taalibe dafa taxaw ci tali bi Serigne Fall romb ko ak otoom ne chauffeur bi jëlaaleel mbokk bi ñu gaare mu dugg bu mu duggee mu nuy Serigne bi jàmm santeeg moom oto bi daw ba mu yàgg mu ne Serigne bi yéen de lii rek ngeen ñu mënal fu ngeen ñu fekk yóbbuñu mu ne Serigne Fall ne tekk noppi ba mu yàgg rek ne ko day fekk ñu fekk leen ci yoon bi waaw su ma la fekkuloon ci yoon bi du ma yóbbaale kon day fekk nga nekk ci yoonu l'islam ma yóbbaale la kon ne maa ngi ci yoonu Serigne Touba boo xam ne da nga ko bëgg a teqaleeg yoonu l'islam am na erreur yu fa am kon nag li suñu digganteeg Serigne Touba mooy ñu inspiré wu exemple ci moom ci détermination ci l'islam jaral ko yëpp ci ubudiya jaamu yàlla ci lan ci li mu nekk xaadimu rasul nekk au service de l'islam loolu la ñu war a inspiré wu ko Serigne Touba lu ñu war a def mooy Serigne Touba dégg nga yàlla daf ko dimbali parce que dafa dimbali l'islam in tansurullaha yansurkum mooy sabbit aqdamakum wala yansuranna allahu man yansur dégg nga taxaw defar ay jàkka former ay muqaddam jàngale fiqh jàngale alquran ku bind alquran mu jël alalam yëpp jox la ko ne la noonu la loolu moo ñu may identité musulmane bi ñu am fii Sénégal kon maintenant dañ ci war a continuer suñu contribution ñaanal ko yàlla xéewal yu bare jazahullahu anna xayral jaza ni ñu ko alquran waxee rabbana xfir lana wal ixwani allazina sabaquna bil iman génération bu nekk ameel nga njukkal génération bi la jiitu ci l'islam génération bu nekk ameel nga génération bi la jiitu njukkal ci l'islam rabbana xfir lana wal ixwanina allazina sabaquna bil iman loolu c'est très important su ko defee nag ñu jeexalee foofu daal ne loolu mooy esprit màggal moo tax Sëñ Touba defu ci woon charte ci bërëb bi wala bërëb bële dafa doon rek fu waay nekk
na ma ànd ak man na solidaire ak man ci sant borom bi subhanahu wa taala léegi da ngay gis ni rek màggal gi mais dootul rattaché màggal gi sax ak sant yàlla léegi màggal gi rek préparé wu am naa oto danaa dem mais soo ko ne màggal gi lan la sax finalement mën nga màggal damay màggal yi loolu mooy erreur yi kon nag nañu xool direction bi ak projet bi l'islam bëgg ak bi Sëñ Tuubaa nekkoon ak ñun tey jii ñun projet l'islam bi fan lañ ci toll quels sont les nouveaux défis quelle doit être notre contribution suñu defee loolu kon tamit yàlla dimbali ñu kon tamit ñu sant borom bi subhanahu wa taala ci xéwal boobu dañu wax ne li ñu jeexale rek loolu xew noonu Arabie Saoudite duñ ci sori trop parce que comme information yi dafa demee noonu parce que xam nga tamit fa tabayyanu ba tey leerul bis bu nekk nga dégg ci lu bees te tam am na lu ma xaw a jaaxal man ci loolu position Turquie man xaw na ma jaaxal tuuti parce que Turquie suñu mbokk Turquie lu tax ñoom ñu jàpp ne information yi ñu ci am CIA lañ ko war a njëkk a partagé keneen pourquoi kon am na lu ñuul ci biir am na lu ñuul ci biir pourquoi directrice CIA ci boppam moo déplacé wu ñëw ba Istanbul pour que au plus haut niveau état turc di ko jox ay information yoo xam ni joxuñ ko keneen ci àdduna bi CIA ñoo yilif àdduna bi kon problème am na foofu Turquie am na jeu bu ñuy joué foofu bu xawul leer seen diggante ak États-Unis am na lu ñuy bëgg lijjanti foofu wante nag alaa kulli xaal donte woon loolu am na ci kàddu nasiha xam ngeen am na outil boobu islam tuddee nasiha le bon conseil islam dafa ne ñëpp lañ koy defal autorité yi yow sa bopp ñëpp téere yàlla bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nasiha boobu la Arabie Saoudite fi mu toll nii nguur gi fa nekk nii actuellement nasiha bi ma leen nasiha mooy ragal yàlla ak mandu adl inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan ak bañ a sànku ci nguur ak poñetu àddina ak bañ a sànku ci alliance ak tubaab yi yaakaar ne lu la neex def parce que Amérique mën nañ la protéger ana yàlla nguur jarul yenn yi mën nga def lu ne comme kooku ñuy wax ne moo bëgg a jël nguur gi après yooyu dara wëruma ci bëgguma dugg ci ay bakkaar mais bu fekkee loolu la ana qul illahumma malikal mulk tuutil mulka man tasha mën nga def loolu yëpp te yàlla du la jox nguur jaru ko kañ la julli di commencé topp nasaraan yi ak yahudi ci li gën a bon ci ñoom mooy yu mel nii faat ay nit ak yu kenn xamul lii ñoom lañ ko xamee woon kenn xamee ko jullit man qatala nafsan bi ghayri nafsin aw fasadin fil ard fa ka annama qatala an-naasa jami'an waa Arabie Saoudite ñoom aaya boobu moo leen war a lëjël pas ay enquête aussi aaya boobu war na leen doy enquête ñoom aaya boobu rey bakkan faat bakkan te li may wax mooy seen théorie officielle su ma la woon benn journaliste ñoom seen bopp ñoo ko reconnaître ku ñu faat ci sa biir consulat nga reconnaître ne nit ñi jógee nañ ba Arabie Saoudite ñëw faat ko kon c'est au plus haut niveau de l'Arabie Saoudite moo tax ma sañ a wax loolu parce que c'est ñoom ñoo ko wax officiellement moo tax ma fàttali leen aaya boobu faat bakkan ndax affaire pouvoir Arabie Saoudite dañu war a nekk exemple kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah lépp luy munkar lu ñaaw ñoom dañ ko war a sori lépp luy ma'ruf ñoo ko war a jëfe jàngal ko addina bi ndax ni alquran cosaanoo foofu ndax li l'islam cosaanoo foofu kon bu ñu topp politique gu machiavélique yi nga xam ne ñee ñoo ko am ñu leen koy jàngal ëpp naa def dañu war a nekk ñu exemplaire yàlla jubbanti nguur ga yàlla teg leen ci siraatal mustaqim parce que foofu bu jubee baax ndamul islam bi yëpp la bu jaxasoo yàqu ñun ñëpp la yàqul yàlla na fa yàlla def tawfiq allahumma habib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilayna al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar rashidin allahumma ruddana ila al islam raddan jamila allahumma ruddana ila al islam raddan jamila allahumma ruddana ila al islam raddan jamila subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil